ñu dalal la jàmm rek ni ñu ko waxee actualité bi la ñuy waxtaanee bu njëkk nag mooy ganese bi nga xam ne Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di xalif général des Mourides dalew na ko fii ci capitale Ndakaaru imam dalloo boobu ak teewaayu xalif bi fii ci Ndakaaru ban apport la mën a am pour Sénégal surtout si contexte bi nga xam ne tension bëri na ci politique comme ci société bi ak agression yeeg violence yi de même que ci scène politique beeg violence verbale bi nga xam ne notamment nemmeeku nañu ko. waaw tout d'abord maa ngi ziyaara bu baax di ndokkeel sunu waajur sunu kilifa kilifa gu mat kilifa nag. parce que léeg-léeg bari na ku ñuy tuddee kilifa dañ la koy tuddee ndax sa baay kilifa la woon. bari na ku ñuy tuddee kilifa ndax da ngaa yor alalu àdduna. wala da ngaa yor ndomba tànk waaye Serigne Mountakha buñ ko nee kilifa la mooy dafa taxawaayu kilifa parce que kilifa mooy ki yilif nit ñi nag boo leen bëggee yilif dafa am nooy taxawee kon en dehors li mu nekk xalif général des Mourides am na solo parce que loolu bokk na ci ëpp solo en dehors li mu sant Mbàkke am na solo waaye nag man su may wax ci moom damay jël yooyu yëpp ma teg ko nale damay wax taxawaay bi mu am ci Sénégal parce que moom Serigne Mountakha depuis mu ñëw toog ci xilaafa Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul dafa teg ay actes yu fort acte bi ci jiitu mooy dafa delloo si waat xam-xam parce que boo xoolee projet bi mu njëkk a teg bi mu toogee mooy université donte projet bi jiitu woon na moom lu jiitu muy nekk xalifa waaye bi mu ñëwee moo ko dooleel ba projet bi antu jëmmal ko loolu dafa baax ñu taxaw ci tuuti parce que damay wax ni mag ñi d'une manière générale ku leen bëgg a dimbali li ngi leen di dimbalee mooy fexe ba patrimoine bi ñu fi bàyyi nga sàmm ko Cheikh Ahmadou Bamba nag Xaadimu Rasul li mu fi bàyyi bari na lool waaye li nga xam ni moom lañ ci gën a mën a téye nga xam ni mën nañ ni mooy patrimoine am bi ci jiitu mooy xam-xam rawatina xam-xamu diine parce que Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul dafa wax ni jawartu bil furqaani rabbiyal muayni maanaam Serigne Touba dundam yëpp alquran la ko jox mag ñi nga xam ni sax bind nañ ci moom wax nañ ni ba ci fi mu daan tëdd moom maanaam ab lalam da daan jël kaamil yi teg ko ci kaw moom mu tëdd ci suuf ndax ni mu fonkee alquran yaa kitaabal karimi anta xalili habibi nu mu ko waxatee ci bayitam boobu anta xalili wa habibi su ma jumul kon nag patrimoine boobu nga xam mooy patrimoine u alquran ak xam-xam Serigne Mountakha bi mu ñëwee daf ko dooleel te loolu lu jara taxaw la tey jii mag ñi liñ mën a donn ci ñoom bari na waaye li nga xam ni moom lañ ci gën a mën a jàpp nga xam ni mag ñi moom lañ ñu bàyyeel bi ñuy dem mooy dañ ñoo joxoñ alquran joxoñ ñu sunna te loolu ñoom ñëpp ñu ngi ko donnee ci yonent bi salaay sallam yonent bi salaay sallam bi mu fiy jóge lu mu wax aleykum bi sunnati wa sunnati xulafaa irrachidin na ngeen topp sama sunna ak sunna xulafaa irrachidin Serigne Touba li mu fi bàyyi mën nañ ni li ci ëpp solo mooy alquran buñ ne alquran nag ak njuba ngi ci biir parce que alquran dafa ëmb lépp moo tax sëñ Mountakha bi mu ñëwee loolu la njëkk a dooleel delloo si waat xam-xam parce que réew mi tey buñ naxantewul ñu waxante dëgg crise bi dëgg crise u xam-xam la ñu fexe ba nit ñi xam mag ñi ñuy mbubboo ñooy ñan politique yi nan lañ ci mën a sukkandiku pour parce que dañuy wax ne niveau débat politique bi dafa wàcc loolu ba tax Sénégal fi mel ni reculer waaw parce que débat bi tegootul ci xam-xam dañoo fexe ba politiciens yi jàpp otage réew mi di divertir Sénégalais yi liñ war a débat yi ñu war a débat ñu fexe ba duñ ci wax te loolu li ko indi yëpp ñàkk xam-xam la mooy vide bi am ci société bi li ko indi yëpp ñàkk xam-xam la moo tax sëñ Mountakha bi mu ñëwee
université la njëkk a teg jàngal nit ñi yaa ngi dégg te loolu nag mu ngi ko dondee ci Serigne Touba parce que Serigne Touba ku ne xam na ni bi muy donn daara ji nga xam ni moom la Mame Mor Anta Sali Mbàkke yoroon daf ko maanaam daf ko donn ci xam-xam dafa ñëw ni képp koo xam ni njàngum téere rek moo la fi indi woon man na yeewi naa la waaye képp koo xam ne da ngaa bëgg nag ñu jàngal la ba pare tarbiya la defar sa ruux jox nañ leen ndigal nga toog parce que mag ñi daawuñu la jàngal rek bàyyi la dañ la daan jàngal ba pare yar la li ñuy tuddee tarbiya maanaam éducation maanaam enseignement bu ànd ak éducation maanaam tarbiya ak tarbiya nag buñ ko waxee dafa bari façon mais tarbiya bi may wax dëgg-dëgg mooy tarbiyatu ruux mooy tarbiyatu ruux tarqiya la ba nga xàmmee moom la Sëriñ Fàllu di wax naan dañ ñoo jàngal ba ñu ni ar ñu yar ñu ba ñu ni nër parce que boroom xam-xam boo ko jàngalee te yoroo ko saay-saay lay doon tey li ñu dal ñun ci Sénégal nga am suñ problème dëgg mooy ay boroom xam-xam yu saay-saay ñoo ñu jiite parce que dañoo jàng xam ni ñuy naxee nit ñi xam ni ñuy fowee nit ñi te amuñu jikko ju baax kon sëñ Muntaxa dundam dafa am solo ci réew mi xam nga lu tax te man mii di ko wax du ma taalibe murit taalibe Cheikhu Tidiane la ci moom laa féete te ku ma xam ku ma xool sax xam ne taalibe Cheikhu Tidiane la boo déggee sama tur xam ko waaye man nag dafa am loo xam ne yàlla ma ci dimbali mooy man Cheikhu Tidiane mi ma yar nga xam ni moom tarbiyaam lay topp moo ni ma boo gisee lu baax te nga nangu ni lu baax la te mënoo koo seede àggagoo ci yàlla maanaam nit fii pour nga nekk jullit rek foo gis lu baax donte ab juif moo ko def da ngaa war a nangu ni baax na. béral ko ca kaw. rawatina nag koo xam ni sa mbokk jullit la rawatina nag koo xam yéen a bokk tasawuf kon dafa baax ñu xàmme loolu. koo dégg mu gis feneen lu baax nangu ko wax moom kooku nekkagul jullit bay jàpp tarixa parce que tarixa li muy njëkk a def ci yow mooy koo gis jàpp ni moo la gën koo gis jàpp ni li mu yor lu baax la nga rafet njort ci ñëpp te sëñ Mountakha li tax ñu mën a wax ci moom dafa bari dafa poser ay actes yu wóor ci xilaafaam bi ci jiitu mooy Covid bi mu amee ñi fi nekkoon ci ay sëriñ bari nañ mais moom moo njëkk a jóg yëkkati xaalisam dimbali ci Sénégalais yi te pourtant kenn joxu ko maanaam xaalis boobu noonu du xaalisu askan wi. mais selon le principe de l'unité est-ce que du yóbbaale ñëpp. non xam nga man damay bañ ñu man Sénégalais yi fi ñu bëgg a dugg laa dul dugg man ki ma gis nga def loolu ki def laay wax. ki ma gisul deful du ma ko seedeel. moom daal liñ gis. yëkkati na xaalisam jox Sénégalais yi te ba mu leen di jox xoolul ni murit yi laa war a jox wala tijaan yi Sénégal yëpp la ko jox. moo tax ma wax loolu. waaw mais moom mi ko def la ñuy sargal. tout à fait ba pare ñeneen ñi soññ leen pour ñu def ni moom. yaa ngi dégg mais lim def moom moo ko def keneen defu ko buñ gisoon keneen def ko tamit ñu wax ko mais moom def na loolu yemul foofu mois de mars bi xeex bi tàngee dëgg ba li fi jaar ñun ñëpp xam nañ ko mu am 14 morts am ay blessures yu bari sëñ Mountakha dafa yëkkati 50 millions jox leen yooyu ay geste la yoo xam ni dafa symbolique dafa baax ci réew mi ñu di ko wax xam nga lu tax. parce que réew mi booy jiit la sangaay da nga ciy jiitu yaa ngi dégg booy digle ak mbaax da nga ciy jiitu kon yooyu dafa baax ñu di ko wax xam nga pour lan pour encourager ñeneen ñi ñu def ni moom et puis ku ne xam ne mois de mars bi coow li bare ba coow li tàng sëriñ sépp jéem nañ ci loolu mooy dëkk ñëpp jéem nañ ci ñëpp yi def nañ ci waaye moom geste ba mu ca def moo gën a fës loolu il faut le dire parce que moo yabal Serigne Moussa Noël mu dem seeti opposition bi waxtaan ak ñoom lañ yëkkati woon ñu teg ko ci suuf te lu jiitu muy def loolu dafa woo Macky Sall ci boppam ne ko loolu teg ko ci suuf yaa ngi dégg. donte ba mu woowee Macky Sall da koo tànqamlu loolu mooy dëgg parce que bu ko tegoon ci suuf ñi faatu duñ faatu. loolu dafa jar di wax
ah mais est-ce que dañuy bàyyi rek nit ñi di troubler dëkk bi force de l'ordre yi toog di seetaan imam. non waxuma loolu xam nga bi coow li amee sëñ Mountakha dafa njëkk a sëñ Abdou Mbacké. non dafa am confrontation moo waral. avant loolu yëpp confrontation di am. sëñ Mountakha woo na Macky Sall ni ko loolu may dégg. teg ko ci suuf. bu accès ci yow Ousmane Sonko bi. waaw. ñu tànqam lu sëñ Mountakha loolu mooy dëgg parce que bu doon teg nañ ko ci suuf yaa ngi dégg duñ convoqué Ousmane Sonko yaa ngi dégg ñu continuer procédure bi buñ convoqué nag Ousmane Sonko ba li ci am nii nga gis fi ñu ko bëggoon a jaarloo jaaru fa ci la gars yi commencé génn di xeex bi départ. bu doon li lay wan ni mat na kilifa mënoon na ne comme dama leen a ñaan ñu bañ kat sama yoon nekku ci waaye xam gi mu xam ni réew mi kenn ëppaliwu ko fi. te ñi fi nekk ñëpp njabootam lañ mu continuer di def ay démarches. jël Serigne Moussa Nawel nu mu tuddati yaakaar naa du sëñ Moussa Nawel xamatuma kan la ci ñoom mais am na comme yabal ku ko jege. benn émissaire rek. waa émissaire pour mu dem ci opposition bi ni yéen tamit opposition bi li ngeen yëkkati teg leen ko ci suuf yooyu dafa baax ñu di ko fàttali pour nit ñi gën a xam rek ni ñii wax naan sëriñ si joué wuñu seen rôle am na ci sëriñ si ñoo xam joué wuñu seen rôle loolu mooy dëgg am na ci ñoo xam ni. bu réew mi doon tàkkit kenn du leen ci dégg parce que xëy na dafa am lu ñu leen logal ba mënuñoo wax te man mii di ko wax ab sëriñ laa man dama ko yàgg di wax man sa réew mi kenn du ma fi jaayuk sëriñ ndax ci laa juddu màgg ci yaru ci yaa ngi dégg addiyee lu ma am moo ma ko jox waaye moom taxawaayam rafet na yaa ngi dégg parce que lu xew ci réew mi dinañ ko dégg mu àddu te loolu la ñuy xaar ci ñëpp man boo gisee muy tudd Alaaji Abdou Aziz Dabakh tudd ma ko ngir lim sant si parce que man bëgguma sant si bëgguma sant Mbàkke bëgguma sant Aydara d'accord sama sant wi moo ma gënal sant yooyu yëpp sama bàyyi moo ma ci jur ma fierté ci d'accord waaye man li may nawee nit mooy taxawaay te sëñ Mountakha taxawaayam dafa am solo ci réew mi ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool yàlla bàyyi ko fi ñëw gi mu ñëw Ndakaaru it lu historique la boo xamee yoonu murit parce que Serigne Moussa Ka nee na boo dégloo ñaari rakkay Ndakaaru ba dégg la mbër ma wax nga waaru mboolem murit yi déglu leen ma yee leen ci mbiri Cheikh Anta bu kenn nelaw yéen Serigne Touba fii la jullee woon ñaari rakkay Ndakaaru mu julli ko fi nag julli ko jafe booba julli jafe na ci réew mi de parce que tubaab bi dafa xëy convoqué ko jëlee ko Ndar mu départ jëm si Ndakaaru nee nañ bi muy ak sax ci koor lañ ko fekk ci koor la nekk mayuñu ko sax mu dog kooram ñu teg ko ci bato bi jëm ak moom Mayombe kon lu historique la l'histoire se répète d'accord waaye nag sëñ Mountakha du ganu murit yi rek du ganu jullit ñi rek ganu réew mi yëpp la kon tey képp kuy ab sénégalais war ngaa dem saafonte ak moom parce que taxawaay boobu la wane man mi ku ma xam-xam man kenn moomu man alhamdulilah xijaab yu bari dagg naa ko man dara tënku ma lu dul dëgg te nii may wax it sénégalais yi may déglu xam nañ ma xam nañ ni su ma ko gëmul woon du ma ko wax kon ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér parce que nag li ñuy doyee kilifa diine rek mooy bu nit ñi jaaxlee nga wax joo xam ni wala nga taxawaay boo xam ni nit ñi seen xel dina dal te vraiment dalal na xelu umma bi yëpp. d'accord kon Mbàkke ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi loolu te ànd ak wér. amiin imam de xam naa ne buñ toppee sujet boobu mën nañ ci wax lu bëree bëri ba remonter ci histoire ba dem ba ci Serigne Touba ak taxawaay beeg combat bi mën nañ ci wax lu bari pour la liberté et tout ça mais xam naa ne du xaj ci émission bi